salaamaaleykum mbokk internet Rio Plus ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant tey ñu ngi fii nii Ndënku bu ñu nee Ndënku mooy première ville bi nga xam ne première quartier bi nga xam ne ni am na ci département wu Rufisque léegi nag ñu ñëw ñoom dañoo am benn problème mooy lan mooy seen yi nga xam ne xaalis bi nga xam ne joxoon nañ ko ONAS pour seen problème mu assainissement mais ba léegi saafarawul dara dexu ci loo xam ne ni seen émission li fi nekk doxantu si fii nga xam ne mooy Ndënku gisanteeg bàjjenu gox yeeg chef de quartier yeeg ñi nga xam ne ni ñoo ŋànk kàddu gox gi pour waxtaan si ak ñoom topp leen ma ak jine caméraman ne Lamine ma daal di leen ko mbirtaasal firidaasal leen ko ñu dem ñu ngi nii toog ak ki nga xam ne ni moo di bàjjenu goxu fii nga xam ne moo di Ndënku ñu daal di koy bàyyi mu nuyoog mbokku internet Rio Plus ñu daal di koy tàmbali suñuy question bàjjen ñu nuyu la fay la. waaw maa ngi leen di fay asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama naataango yi di nuyu waa koñ bi li nga xam ne moo ñu fi indi tey jii mooy problème suñu assainissement bi ak problème bi nga xam ne moo nekk suñu quartier te loolu ñu bëggoon see waxtaan ak askan wi waxtaan si ak àdduna yëpp ñoo xam ne li ñuy wax dafa nekk loo xam ne daf ñu ñor. bàjjen tey suñu laaj bu njëkk mooy lan ngeen digle woon ak ONAS te gisoo leen ko. waa ONAS moom li ñuy digle woon ak moom dañu ñëwoon fii ne dañuy defar ay branchements sociaux léegi branchements sociaux yooyu bi ñu ñëwee dafa commencé que di ko liggéey defaral nañu décanteur yi defaral nañu yëpp soo nga xam ne moom moo war a am ci koñ bi ci biir loolu bi ñu ko defaree ba pare ñu facturé ni dañu war a fay bi ñu fayee ñu dem man mii lañ jëloon comme point focal léegi ba mu ñëwee ma daal di recenser ñëpp bind leen ku nekk sa feuille nga dem banque BCEAO nga dem fay léegi bi ñu fayee boobu ba léegi ñu jox ñu délai léegi bi ñu joxee délai ba léegi délai boobu gisuñu si dara loo xam ne moo am léegi ñu toogaat tuuti ñu ne comme am na ñoo xam ne seen loxo jotu woon seen ginnaaw dañu leen di defal moratoire bu ñu leen defaree moratoire am na ñoo xam ne fay nañu am na ñoo xam ne peut-être dañu fay moitié ne dañu xaar moitié bi si des parce que gisuñu lenn loo xam ne mën na tax ñu compléter seen kees wala ñu compléter seen fay léegi nag si biir loolu bi ñu ñëwee waxtaan ak ñoom ñu ne ñu xamal nañu carrément ñun man ki ma mujjee waxtaan si ak sama benn frère dafa ñëw mu ne ma carrément di ngeen dem ngeen gis seen chef de quartier ngeen wax ak moom te chef de quartier bi ñun duñ dem di ko gis parce que ñoom ñoo ñëwoon wax ak ñun ba ñu ñëwee wax ak ñun ñu jox leen suñuy xalaat ñu wax ñu li nga xam ne moom la ñu bëgg ñu waxante ñoom la ñu bëgg ñoom ñoo waroon a ñëw fekke sañuy wax ñu li ñu wax parce que boobu ba léegi presque léegi mu am 3 ans wala 4 ans te ñun nii fi mu nekk nii suñu koñ bi dafa nekk koñ boo xam ne chaque 15 jours ñi ñaa ngi manqué parce que fii dafa am nabdoo di manqué te chaque jour boo manqué da ngay fay 25000 te 25000 metti na si jaboot am na ñoo xam ne mënuñu ko ndox yi day obligé di couler si fosse yi te loolu jaaduwul ndax bu dul dara sax di affaire yi salubrité bi ak li nga xam ne affaire santé la ndax fi mu nekk nii ñun dañu nekk ko xam ne suñu koñ santé bi moo ñu gën a itteel ndax xale yi dañuy fosse suuf si xale yi dañuy dugg ci canal bi te canal bi amul sécurité te biir loolu mën na lay indil beneen feebar maanaam te ak Covid bi ñu jógee nii te Covid bi kenn xamul ndax jéena wala jéekul dañ ñaan yàlla mu yem fi wante loolu yëpp dafa mat a sóoraale ak biiru daw yu xale yi yooyu yëpp dañ koy sóoraale ak nawet bi di jigéen say loolu moo tax ñu bëgg kéem te laay kante lañ bëgg ñu jàppale ñu si loolu ndax ñu mën a am li nga xam moom la ñu bëgg koñ bi nekk na loo xam ne ñun am na yoo xam ne mu ngi si dëkk bi mais ñun dafa mel ne dañ ñu bàyyi ginnaaw te fii mooy premier quartier bu Rufisque Ndënku pay wante am na yoo xam ne amu fi fii jigéen ñaa ngi liggéeyuñu xale yi bokkuñu si UCG yi yooyu yëpp am na te kenn dugalu leen si te loolu dafa war a am ndax am na ay père de famille am na ay ñoo xam ne ay bonne volonté lañ te ñoom dañu war a dugg ci loolu ndax kër gu nekk boo jëloon kenn dugal ko foofa sax bu yàggee nag mu dina mën a dimbali nekk soutien de famille. d'accord yaa booy tey bu ma lay laaj ma ne ñaata somme bi ngeen jox waa ONAS est-ce que mën nañ koo xayma ñaata la. à peu près mën ñu ko xam parce que y a plus de 21 maisons yoo xam ne suñu secteur bi rek laa xam ne bii sans côté canal bi ak Ndënku yi kaw parce que ñun fii rek ñun ñu ngi commencé canal bi ba si angle bële ñun ku nekk da nga joxe sa 36300. léegi 21 maisons yoo xam ne assuré joxe nañ ku ci nekk 36300 est-ce que tamit du manque de complémentarité bi nga xam ne nii mooy somme bi waa ONAS waroon jot du moo tax ñu retardé liggéey bi wala ñu téye ko wala xaalis bi matal ngeen ko. ñun suñu xaalis mën na déjà fi mu nekk nii léegi bon yaa ngi nii
bon bii moom mooy yi nga xam ne moom la ku fay moom la ñuy jox sa 36 300 CBAO moom la jox ku si nekk yaa ngi sa kees ak sa kii téye sa loxo léegi ñoom bi ñu ñëwee def li ñu waxoon defuñu si dara bi mooy bi nga xam ne moom moo doon moratoire bi waaw ñu ne dañ ñu koy defal par moratoire waaw. d'accord dégg ngeen mbokku internetu Rio Plus dégg ngeen li nga xam ne nii moom la suñu bàjjen ji wax waa ONAS dañoo ñëw jël seen xaalis ñoom waaye def na ñetti at ci tey boobu ba léegi ñu ngi am problème bi nga xam ne nii moo di assainissement chaque 15 jours ñu ñëw manqal leen ñu fay 25 000 loolu metti na ci jaboot te tiis na loolu ñu continuer toujours waxtaan ak ñi nga xam ne nii ñooy kilifay gox bi kilifa quartier yi ñu daal di waxtaan ak ñoom ñu jox ñu ñoom ni tamit seen xalaat ci li nga xam ne nii moo di tiis gi leen dal. ñu ngi nii toujours ci seen émission li fi nekk fas yéene toog ak waxtaan ak ki nga xam ne nii moo di président conseil de quartier papa ñu nuyu la sa ziar la wax la nga présenté wu ci askanu Rio Plus bi lay seetal. waaw di leen nuyu tout d'abord di leen dalal jàmm si quartier bi ñuy tuddee Ndonkou ni ko xam naa sama kilifa yi waxee bàjjen ak sama kilifa yu mu fekk fi xam naa ne présenté ne leen mooy quartier bi jiitu si Tëngéej boo yàlla dogalee tamit ñun ñu nekk ay ndaw tamit dëkk fi maa ngi tudd Babou Niang nekk président conseil de quartier bu Ndonkou bu yàlla dogalee tamit ñu nekk ndaw ñu jiital la si lu quartier bu mel nii. dañuy sant yàlla d'abord di leen wax dal leen ak jàmm ci quartier bi ñuy wax Ndonkou di wax ne li ci am rek mooy li ñëpp di wax rek les problèmes c'est partout foo làmb rek peut-être ay problème mu ngi fa mais bu fekkoon ne ñu ngi def nànk boobaa mun nañu comprendre li am solo daal mooy on reste à l'écoute aussi et on est ouvert tamit à tout le monde parce que suñu quartier populaire yi dafa xaw a doy waar parce que des fois dina poser ay problème de lotissement anarchiquement ku nekk dafa am nooy implanté woo mais li ci am solo ba am ci solo mooy au moins réseau bi nga xam ne mu ngi fi existé na d'abord parce que am na centrale boo am fii li ci des rek mooy ñu gën ko yaatal dugg ci détails yi daal. d'accord papa est-ce que li nga xam ne nii moo di li ngeen di xale yi di tànk di ngàcc di dem di tuuri ji ci canal bi ak li nga xam ne chaque 15 jours ngeen obligé di woo ay oto est-ce que saisir ngeen directement autorités yi nga xam ne nii ñoom ngeen waroon a saisir. mais bien sûr parce que on est au 21e siècle war nañu dépasser loolu ci Sénégal parce que bu ñu wax ne dañu bëgg a dëkk bi avancer dëkk bu war a émerger la nekkuñu ci tànk yi nga xam ne dalal na xelu population yi quand même. quoi qu'on puisse dire c'est vrai que ñu ngi dëkk fii ci Tëngéej nekk fi tamit ak ay kilifa yoo xamante ne vraiment ñu ngi def seen effort mais comme que ONAS xaw na jege état c'est un peu étatique day xaw difficile des fois pour nga mun leen atteindre li ci metti mooy li nga wax rek ngàcca tuuri ji foog naa war na xewi vraiment toute franchise loolu moom dañ koy ñaan yàlla suñu autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw vraiment ñu bàyyi xel tamit ci population yi nga xam ne dañu nekk ci suuf. parce que ñun dañu nekk quartier boo xam ne dafa xaw enclavé wu parce que yeneen quartier yi ñu muur dañu nekk ci ay pentes d'après seen ay techniques d'explication dañu nekk ci ay pentes mais ils ont trouvé la solution actuellement ne gis nañu yoon bi mais li ci des mooy ñu jëlee branchement yi ci kër yi dugal ko ci réseau central bi moi c'est difficile bu fekkee ne chaque 15 jours nga war a ngàcca foos am na ñoo xam ne ils sont même obligés ñu brancher ci réseau boo xamante ne clandestin la et c'est pas intéressant parce que plus tard mun na leen di ay problème wala bu eau pluviale amee da ngay am ay retour sa biir kër kon jot na tamit vraiment ONAS dañu waxoon ne programme mu 1 an la mais ñu ngi ci plus de dañuy rafetal sax di wax ay ñaari at ñetti at parce que bi ñu njëkkee fay ONAS à 19 000 au temps ça remonte à maintenant plus de 10 ans tey waxaat nañu waxu 36 500 ñu ci bari fay nañu ni ko bàjjen gox di waxee 21 kër la ñu compté la ñu recensé côté mais ci kaw fële y a plus de 21 kër à raison de 30 et quelques mille 36 000 et quelques par maison c'est un peu difficile situation dëkk bi metti na mais nit ñi tamit ñi nga xam ne ñoo yore liggéeyu ONAS nañu def li leen warloo ñoom bi ñu ñëwee teg nañ fi seen ay matériel liggéey d'abord pour dire vrai tali bi nga xam ne sunu papa ancien député Moussa Mbaye defaroon mu jugee fii dem ba Ngeesu jugee de Coxo dem ba Jokkul ONAS moo ko xotti amatul tali vous voyez boo leen xoolee yi nga xam ne amatuñ tali la woon boo xam ne Pape Moussa Mbaye moo ko fi defoon mu nekkoon tamit suñu chef d'œuvre mais yàq nañ ko gisuñu tali gisuñu branchement ONAS c'est un peu difficile daal c'est un peu difficile.
mu ngi noonu dégg ngeen ko li nga xam ne nii moo di ñëkk nañ joxe 19000 autant ça fait 10 ans de cela ba léegi gisuñu dara ONAS ñëwaat na digaat na leen loo xam ne nii ce sont des juste de belles promesses ñu joxe waat 36000 et quelque ba léegi gisuñu dara état Sénégal war na jug ci li nga xam ne nii moo di koñ yu enclavé wu je dis pas état Sénégal mais ñi nga xam ne nii ñoo di ndey mbilli gi di lekk xaalisu askan wi ba pare te duñu def seen liggéey loolu lañ ñëw pour joytu ko fii nga xam ne nii moo di ndënku topp leen ma ci seen émission li fi nekk ak presse yi ñu mbir taasal leen fridaasal leen toujours ak Lamine Djiné caméraman yi. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak waxtam si quartier Ndënku di wax ne cadre mi si wax mu ONAS vraiment bi ñu ñëwee ñëpp a kontaan quartier bi yëpp Ndënku gépp a kontaan ñu commencé liggéey bu baax liggéey bi nag après amul suivi tali bi yëpp dañ ko toj noonu lañ ko bàyyee dem kenn xamul lu dem ñi am na ñoo xam ne ñu ngi fay am na ñoo xam ne fay nañ ba pare mais booy fay te gisuloo ñi nga doon liggéeyal ba pare te kon xamatuloo foo jëm am na ñoo xam ne si la ñu arrêté mais vraiment commencement bi ni ñu ko commencé woon bi ñu ko terminé woon kon loolu jeex na fa bu yàgg man na nag ñun Ndënku dañu fàtte waaye nag doomu Ndënku yi fi dëkk te yàlla may leen ñu nekk ay kilifa fàccew ñu Ndënku peut-être lépp mënul mat mais Ndënku ki ñu dëkk Souleymane Ndoye fii la dëkk Sidi Mbaye fii la dëkk commissaire Adramé Sarr fii la dëkk Gorgui Mbaye gouverneur bu Diourbel fii la dëkk. léegi papa ñu gis ni affaire bi c'est un peu loo xam ne nii c'est état da cee xaw a laal loxo bu ñu nee ONAS ne état te ngeen nga fi tudd fi ñoo xam ne nii tey bu ñu saisir ku ci mel ni Souleymane Ndoye tey bu saisiree bu joué ci ay relation wam war naa mën a andi waa ONAS ñu ñëw yeggale li nga xam ne mooy liggéey bi est-ce que dem ngeen ci moom waxtaan ci ak moom. dem nañ ci moom commencement bi moo ñu wax sax dinañ fi ñëw parce que Ndënku si gouvernement bi si ñu prévoir pour ñu defoon canalisation c'est la bokkoon. mais waa LONASE ñoo continuer seen liggéey dem mais doomu Tëngéej yooyu ma limal vraiment dañuy jël sax xaalis ci jox nit ñi pour ñu dem régler seen problème kon ñooñu dugg nañ si may wax na nag ñun Ndënku dañ ko fàtte même Tëngéej ñi fi ne waxuma Tëngéej yëpp laa wax Ndënku c'est le premier quartier de Rufisque léegi yi luñ daan décider fii lañ ko daan décider Mbayeen ba pare dem jokkul njaareen kër mel na bu ci fa la ñuy terminer am na ñu xamul loolu 1950 1924 1904 la ñuy jógu géej toxu fi te man suma bàjjen 1904 te juddu géej ja juddoo 1904 toxu fi ay yaa associé mben ay yaay raan paate mais kii taal fii la ñuy ñëw Ndënku canal bi mu amee boobu Ndënku bu tawee kenn di kër yëppay daan si lañ ko toxal ñu jëm Médine dama ne Médine bu dee 300 maisons les 250 Ndënku la loolu moo tax Ndënku wàññeeku Moussa Mbaye mi fi nekkoon aussi tali yi fi am li ko dalee ju pomu coxo ba kër yi su mbargaan lépp goudron mu jógewaat pomu Ndënku ba Ngeesu lépp goudron mu jógewaat pomu Ablaye Naar ba kër yi su mbargaan lépp Moussa Mbaye moo ko defoon kon nag ñun dañ leen di ñaanal rek di wax ne liggéey bi li si des baratul li ñu bëgg surtout taw nawet bi bu ñëwee tali bi doo mën a jaar parce que Ndënku dafa amoon ban boobu la ñu gas ba ban bi génn noonu lañ ko bàyyi ñoom nag waa LONASE ñoo amul suivi bi waroon def moom la ñu deful mais nit ñi dem nañ si ñoom wax nañ si ñoom ba sonn buñ li waxee ne la suba ñu ñëw ginnaaw suba ñu ñëw mais nag nun ñi dëkk Ndënku ñu sommes fiers ndax sunu dëkk bi dëkk cosaan la dëkk cosaan boo xam ne kenn mënuñu ko wax te ñun lii si wax ñun suñu maam ak sanca suñu maam kunun la jóge ak xajam di dox maam Sawar Xam Mbay di dagg ay garab di dagg maam Kumba la Mbaay feeñu ko naka pourquoi ngay dagg samay garab mu ne ko damay ut fu ma dëkk mu ne ko boo ut fu dëkk da ngay dagg garab yi mu ne ko waaw mu ne ko arrêté mu ne ko du ma arrêté mu suppale ko pour jummal ko lu mu def góor gi dindi ko lu mu def mu dindi ko lu mu def mu ne ko nañ signé pacte mu signé moom pacte. looloo andi Ndënku. andi Ndënku muy Ndënku. ayca ngeen dégg ne kon Ndënku
du ville boo xam ne nii wala dëkk gox la boo xam ne nii yàgg na mooy première ville u Rufisque buñ la waxee ni kër première quartier autant pour moi au Rufisque nga war a xam ne lu yàgg la état bi seetaan ñi nga xam ne nii mooy habitants yi fi dëkk ba ñu génn di ko ñaawlu ONAS jël na seen xaalis yeggaliwul seen liggéey toujours nee naa leen ci seen émission li fi nekk dañuy ñëw toujours pour wax leen li nga xam ne nii moo metti askan wi ñu raateel leen ko topp leen ma toujours ma daal di leen wane leen ak gars yi ku ci nekk daal di wax lu ci am. muy ñun xam nañ suñu bopp xam nañ fi ñu dëkk suñu maam Sangoné Diagne jimaa bi nekk kër suuf moo ko maye muy sama maam mu jur Alioune Diagne mu jur Fatou Diagne sama maam lébu piir nag la lébu piir duñu tooñ suñu man mi wax nii Babou Diagne ma jur ku dëkk Sénégal xamul Babou Diagne Mbaye ancien chauffeur Antoine Khouré amuñu caaxaan mais yéen ñu ngi leen di sant di leen ñaanal seen liggéey yàlla na leen yàlla defal jàmm dëkk bi nag jàmm rek la ñu bëgg ndënku nag doomu ndënku ñoom ñëpp benn la délégué Diop bi mu fi nommé laa gis Sénégal délégué mu ne xaalis biñ may fay buñ ma ko jox nañ ko jox jàkka ji lañ ko jox muy El Hadji Omar Mbaye Aada Faye ndey gox bi suñu rakk la bàjjanu gox muy ku baax ku sawar Babou Niang mu ngi na le toog mooy président conseil de quartier bi muy xale bu baax ñu leen di ñaanal nag yal na yàlla jubale doomu ndënk yëpp ñëpp nekk benn yàlla daxul sala wa salaam. Papa Ibrahima Mbaye moom tamit moom nga xam ne nii ci quartier bi la dëkk ñu daal di koy laaj moom itam lan lay wax ci situation bi nga xam ne nii moo am. papa ñu laaj la lan nga gisee li nga xam ne nii mooy waa ONAS. man dafa am loo xam ne lii rek dama ko waroon a wax en ce qui concerne ONAS muy jëm ci affaire assainissement kii taxaw nii mooy sunu bàjjenu gox kii c'est mon grand frère de même père léegi nag lii leer ba leer mooy ne ñun dañu nekk dans des conditions extrêmes ay conditions yu grave yoo xam ne yi pendant l'hivernage rek la ñuy arrivé donc kon ñun sunu wàllu bopp sunu papa dee nañ sunu yaay dee nañ donc kon ñun ñoo fi nekk donc léegi ñun sunu wàllu bopp ñu ànd ñëw fii ak sama grand frère bi ñu ñëw ci bàjjenu gox bi waxtaan ak moom pour que assainissement bi mën a am fii depuis lors ñoom seen bopp ñëw nañ fi mais jotuñoo àggale liggéey bi ce qui n'est pas normal ba pare en plus de cela ñoom ci seen wàllu bopp dañu wax une forte somme boo xam ne bi ñun décider nañ pour à ce que homologuer loolu ñu mën a am assainissement bu baax ëllëg parce que canal bi ngay gis nii bu xësee ba fees bu déborder rek mbayeen gi la jëm amul sax ma dem ñëw mbayeen gi la ñëw léegi ñun daal ndox mi fii bu nekk nii lu nekk am na sa benn boo xam ne bi hivernage 2019 billahi wallahi taala man maa la ko wax nii bu la yeboo ci la ñuy jóg am ci ay solution pour régler problème boobu te loolu sunu kër gi dafa fees del ak ndox léegi comment on va faire personne en danger donc personne en danger léegi lan la ñu war a mën a def bënn tuyau bi ndox mi génn jaar yoonu joxo mais bënn tuyau boobu miir boobu am na ñu ko moom mais ñooñu nag bu fekkee ne personne dafa nekk en danger mais loolu moom forcément foog ñu bënn kii bi yaa ngi dégg léegi ñu bënn ko ndox mi génn mais il a fallu que moom ci wàllu boppam mu bëgg ñu yóbbu police mais lien de parenté yi parce que suñu ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay lien de parenté yi moo tax ñu mujj a bàyyi yëpp yi mu jeex léegi nag avant que ce ne soit trop tard ñu jël ay décisions yi mooy lan avec la participation de l'ONAS ñu mën a créer benn kii boo xam ne bi ñun suñu wàllu bopp bu jaree sax pour ñu fay xaalis bu baree bari sax jar na ko parce que ëllëg ci biir lépp tuyau yi bu jaaree ndox mi
foofu lay jaara dem yoonam donc kon dootu ñoo amate benn problème mais oui l'ONAS depuis booba ba léegi ñu toog di xaar mënuñoo fexe ba am waaye nañu ONAS dimbali nag ngir yàlla ak yenn taba ñu ñëw régler problème bi c'est ça que loolu rek laa amoon ci loo xam ne li moom laay wax quoi. macha allah dégg ngeen bu ñu demee ba suñuy papa di waxee xët-xët wala ñuy wax li nga xam ne mooy li leen metti war nañ ci mën a jug pour ñu defaral leen li nga xam ne nii mooy juste li ñuy réclamer seen droit la les plus absolus waroon nañ sax mën a bañ a fay pour ñu defaral leen ko état bi defaral leen ko gratuit parce que ce sont des citoyens sénégalais waaye tamit fii lañ dëkk ci dëkk bi kon waroon nañ leen mën a defaral ci seen émission li fi nekk topp leen ma duñu tàyyi ci li nga xam ne nii di leen relater li nga xam ne mooy fee yi am ci seen ville Rufisque ak partout dans le Sénégal fépp foo xam ne woo nga fi Rio Plus dinañ ñëw waxtaan ak yéen ci seen émission li fi nekk topp leen ma toujours ak Lamine Djiné caméraman yi ñu dem ayca ñu ngi nii ak suñu papa Ousseynou Dieng ñu gën koo xam ci Oussey Dieng moom itam mu am kàddu yu mu war a mën a sànni ci li nga xam ne ni moo di waa ONAS seen liggéey bi nga xam ne moom la ñuy ñaawlu papa ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoo wax ñu lan nga xalaat ci liggéeyu ONAS gi yeggul. maa ngi leen di nuyu aussi ñi nga xam ne ñu ngi seetaan di leen féliciter aussi seen présence fii si suñu quartier ONAS nag lépp li nga xam ne def na ko fi ñii ma jiitu wax nañ ko. man maay coordinateur du conseil de quartier bi maay seen mag ñoom ñi ñëpp man maay seen grand frère donc maay coordonné presque activités yu bëri ci conseil de quartier bi revendication yi yéen dégg ngeen ko donc revendication yi président de conseil bi wax ak suma ñaari rakk yi li ñu wax loolu mooy li fi ne donc bu ma ci ajouté dara tamit li ñu doon wax rek moom laay revenir encore donc man suma kii mooy rek ñu demandé waa ONAS travail bi ñu commencé woon ñu ñëw parachever ko ndax nawet bi bu ñëwee ñun aussi ñu mën a am aussi satisfaction si lii nga xam ne ñoom ñu ngi ñu koy defal donc loolu rek mooy suñu revendication ils ont entamé un travail nañ dellu see ñu yeggale ko ñu permettre aux populations ñoom ñu mën a brancher mën a évacuer ndox mi de ce fait bu boobaa nous aurons ce que nous avions eu avant mooy tali boo xam ne mën na bu nawet bi ñëwee ñu dox si comme il le faut entamé nañu au niveau du conseil de quartier yenn action ay pavage ak yooyu yëpp mais mënuñu ko def tant que ONAS ñëw ñu jox ñu autorisation ñun bëgguñu dugg si loo xam ne bu ëllëgee dañuy critiquer moo tax j'ai demandé aux gosses d'être toujours informés de ce qui se passe donc lépp loo xam ne ONAS wax nañu ko ñun on va se soumettre à ces actions là donc bëgguñu jéggi seen kilifa googu pour def li nga xam ne ñun ñi mooy li ñu neex mooy li ñu neex ONAS parce que ONAS ils sont venus pour nous aider donc loolu daal laa doon am lu ma kii insister si loolu di remercier aussi suñu bàjjenu gox bi waaw sœur la si man magam la ñoo bokk koñ bi te vraiment boobu ba léegi elle est en train de faire de très bonnes actions te bu koy def aussi dina informer tous ceux qui sont en mesure de pouvoir donner leur avis si li nga xam ne moom lay def donc loolu rek laa amoon lu may wax daal di remercier aussi si seen présence vraiment c'est un confort pour nous pour que ñun ñu mën a exprimer wu si benn si suñu communication yi nga xam ne am nañ ko muy la télé wala la rajo pour que nit ñi mën ñu xam aussi suñuy doléance au niveau de l'assainissement au niveau du quartier de Ndonko. ayca merci beaucoup dégg ngeen li nga xam ne ni moom la as population wu Ndonko doon joytu dégg ngeen li nga xam ne ni moom lañ doon ñaawlu tamit waa ONAS ñëw nañ fi depuis dégg naa y a plus de 10 ans jël seeni 19000 ñëwaat nañ fi jël seeni 36000 boobu ba léegi ci liggéey boo xam ne yeggul yàq nañ tali bi nga xam ne moom lañ amoon ba léegi bu taw jotee nawet bi bu jotee seen dëkk bi yoon bi pour nga jaar fi problème la ba léegi chaque 15 jours ndox mi day ball ci seeni kër ñuy obligé di ngàcc di dem di tuuri ji ci ay canal te bu canal bi peesee day répercuté wu waat ci seen li nga xam ne moo di seeni kër ñoom ñu dëkkoon di ko ñaawlu seen émission li fi nekk ñëwoon pour wanale leen ak li nga xam ne nii moo nekkoon loolu noonu c'était Prince Dji l'animateur du peuple, prince de la ville. D'ici là, portez-vous bien et qu'Allah vous protège. Bégué sama gars yi